ayca Khoudoss dañuy daal di dugg directement ñu waxtaanee situation bi am fële ca Mbëbës jamono ji. waaw docteur gis nañu ko ginnaaw bu ñu lancé li nga xamante ne moom mooy clean day bi ñu gis ñu nekk foofu la sa Rebeuss dañoo taxaw ne kenn du fa tuuru mbalit Rebeuss nag xam nañu ko Mbëbës du moins wax nga dégg politique moo ma yóbbaale. c'est vrai kon ñu daal di manifester naan kenn du fa tuuru mbalit. Mbëbës nag bi ñu ko tijjee provisoirement la woon pour daal di autre solution pour justement mën a seetal Ndakaaru waaye dem na ba finalement c'est devenu pratiquement le lieu où l'État veut solutionner donc la gestion des déchets yow environnementaliste nga ingénieur nga est-ce que c'est faisable avec li nga xamante ne moom la ministre bi annoncé maanaam création de structure sanitaire ci lieu bi police yóbbu fa ni nga gisee environnement bi di nga jàpp ne dina yomb ak li nga xamante ne xaalis bi ñu dugal ci lile nettoiement ba léegi dara sotteegul. jërëjëf Abdou boo nee provisoire la woon xaw ma ban provisoire la quoi bu fekkee ni provisoire la woon à partir depuis 68 peut-être mais bu fekkee ni ci. depuis 68 laa bëgg wax. waaw d'accord kon boobu. bi ñu koy tijji xam nga mbirum déchet moom dafa daanaka ki koy tuur ba fañ koy denc. lépp ci la bokk. tey jii boo nee déchet da nga naan am na ñuy génne mbalit seen kër am na tam ñuy jaar pour jël am na ñuy bale dugal ci conteneur teg camion jaar jël ko camion yooyu ci am na fu ñu koy yóbbu. kon maanaam ci cëppandaw boobu donc filière boobu fépp fu ci sooxee rek amul doo am lu ñu bëgg te fii juróom-benn ay weer a ngi mën leen ni loolu li ngeen def yëpp baax na wante nañu jàpp ci fondamentaux yi dafa am ay fondamentaux dafa am yoo xam ni mooy banqaas la ñuy teg ba pare ñu ko tegul mooy lan lépp xam nga day ji gis nga mbalit saa yoo ko gisee rek ci dëkk c'est-à-dire dëkk bu salte na moo xam oto bi ñëw na wala ñëwul kon ba koy kii génne mbalit ci kër war na ko def ci defin bu jaar yoon ba nga xam ni kenn du gis mbalit ni kay ñëw di indi camion di ko collecté waa quartier ba war nañ xam kañ la war a ñëw bu ñëwee tamit nañu xam ni jël mbalit dafa nekk yëpp ba mu jeex moom bu paree am fu mu ko war a denc ña war a bale ñu xam tey lañu war a bale tali yi lañuy bale ñi lañ koy bale boo xoolee ñun ak fañ koy denc bu dee région de Dakar Mbëbës nga am yeneen dëkk yi am na aussi yeneen xeetu dencukaay yoo xam ni benn Sénégal mën nañu amul benn dencukaay bu jaar yoon benn boo jëlee 500 et quelques communes yi amul ci benn bu jaar yoon te ñàkk jaar yoon boobu am na mat fukki at ak juróom maa ngi leen doon proposé ak seen benn xarit gëstukat ndax damay jàngale aussi ci wàll bi ne leen du caaginu rek Mbëbës bon na ñu ne nañ ko tëj dem uti feneen dañu bàyyi dañu bàyyi li yëf yàqu ba pare yàqu yaxeet ñu ne on efface tout on recommence loolu amul fenn ci àddina loolu amul fenn ci xel ma ko mu naw ndax xam nga lan la dara indi xoolal nit ñi dëkk feneen ku dégg ñu ne lan la ñuy wax ci wax ji sax dafa dangereux délocaliser Mbëbës kan moo ñaan yàlla Mbëbës ni mu mel ñu délocaliser ko ci yow keroog ak yooyu man leen doonte tëju leen ko même boo leen ko bëggee tëj mën ngeen ko commencé di soppali seen doxalin ci biir Mbëbës ba ëllëg boo leen ko bëggee tëj mu yomb soppali sa doxalin mooy am nga déjà dafa am yoo xam ne xanaa xam nga man téere ma bind 2012 ba gëstu 2005 ba 2011 la woon boobu ci 2007 Mbëbës 75 hectares la woon
bi gars yi ñëwee 2012 2015 ñu ne 105 hectares. am na ñu naan sax 120 hectares. loolu rek war na day firnde ne ca njëlbeen bi ndonte amagoo milliards yoo réglé xam nga ndax buñ ne mbalit bi ñëw na fi am na lu mu yàq li mu yàq ndonte amagoo kàttan boo pour faj ko wante yow mën nga soppi sa doxalin bu bon bi taxoon loolu di am maanaam lan xanaa mën nga clôturer Mbeubeuss. loolu c'est le minimum. loolu xanaa loolu xam nga clôture bi lu mu lay permettre tëj ko ba nga xam ne lu fay dugg nga xam ko lu fay génn nga xam ko ki nga bëggul mu nekk fu mu bañ fa nekk maanaam xale par exemple wala nga ni sax peut-être yenn ñun wane nañ ni lépp li nekk biir Mbeubeuss ak tuuti li ko wër am na contamination parce que métti lourd xam nga moo gën a garaw ci contamination oui ci wàllu sanitaire. waaw bien métti lourd mooy comme ay plomb zinc arsenic yoo xam ni mën nañu day cancer mën nañu nekk loolu xam nga lu leer na fi mu ne leer na kon lan nga mën a lan kon dama leen commencé tey jii doo tëj ko bañ ko tëjee foo jaar réhabilité ko mënoo ko bàyyi noonu ndax fa mu nekk la donc mën nga commencé buñ ko commencé woon tey ñu ne nañ ko tëj nañu contrôler accès bi nañu utal même récupérateur yi ñi liggéey foofu nañu utal béréb boo xam ne dañ koy organiser seet fan la ñu nekk fan ak fan la ñu nekk nañ ci empêcher comme li ñuy wax léegi dañuy empêcher muy ay tàkk-tàkk ndax tàkk-tàkk xam nga lu muy jël décharge day bari tàkk-tàkk décharge bu sauvage day bari tàkk xam nga tàkk-tàkk mooy xam nga tey jii am na benn xeetu poson yoo xam ne comme par mercure bu tàkkee mën na laal sax fu weesu Mbeubeuss am na tey jii ay matières comme ay PVC yi nga gis nii boo ko lakkee mën na indi ay musiba yi donc tàkk-tàkk yëpp dañ koy mën nga ne fii lii yëpp yàqu na waaw ma defaraat benn yoon ci biir ne fii lay denc na commencé denc mbalit mi lii mën a guma ko régler ndax yàqu na mais fii laay denc mbalit mi foofu sax bu la neexee nga defaraat ko defar boo xam ni dugal nga fa argile bu mu am étanchéité boobu mbalit mi ñëwee bala récupérateur yi dugg nga teg leen fenn foo xam ne ñoom fa la ñuy defee seen tri buñ trier ba pare nga jël mbalit mi dugal foofu boo ko dugalee di compacté ut suuf teg ci ainsi de suite loolu dencukaayu mbalit dafa am ay anam yoo xam ni moom lañ jàngale ci àdduna bépp moom la war a am comme yow ñun yàlla dafa ñu am ko bi ñu xamee mu firnde leer ne Mbeubeuss yàqul te mu ngay lor bi gaaw xam nga ñu def ñu commencé ñun di ko réhabilité donte tëddaguñu ko ndax même boo ko bëggee tëj di nga ko réhabilité te lu mu naroon gën a yombal mooy tey jii 15 ans yooyu am na bi ñuy commencé liggéey ci Mbeubeuss y avait parce que 10 millions de tonnes de déchets accumulés là-bas peut-être ñun amuñu woon kattan pour traité loolu 10 millions yi fa accumulé ci 50 ans yi wante lii ma wax nii maanaam damay clôturer dama naan dootul am xale ci biir dama naan dootul am tàkk-tàkk dama naan dinaa ut benn yoon boo xam ne defar fa benn dencukaay bu bees ci biir Mbeubeuss yoon boobu dinaa ko étanchéiser ba nga xam ne ndox mi ci suuf dootul yàqooti bu ma ko defee dinaa leen di compacter ba nga xam ne boo compacter dootul am ay yenn xeet yi dootul am yenn yi naaw yi ainsi de suite dinaa ci teg suuf comme daanaka ni ñu koy defaree terewul stock baa nga fa loo xam ni mënaguma ko defar kooku bu ma tàmbali woon loolu di ko def loolu ñëpp teg ci seen bët tey jii boo ko bëggee tëj bi yomb parce que dañ naan même boo nee damay tëj pour dem feneen def nga ay jéego yu bari ci biir Mbeubeuss def nga fa lu bët mën a nangu wante tey ni mu mel nii mosuñ ci laal dara mosuñ ci def benn jéego. c'est surtout buñ ko bëggoon tëj sax duñ ko mën. c'est surtout le problème c'est qu'avec les récupérateurs ñu fa nekk pratiquement ay presque 1600 récupérateurs nga xamante ne am na ñoo xam ne seen famille yëpp foofu lañ nekk parce que am na fa ay activités génératrices de revenus. am na ñoo xamante ne ci loolu la ñuy yëngatu même bu ñu yóbbee ceeb bi ñuy lekk ci restaurant yi am na ñoo xam ne loolu la ñuy jël yóbbu ko ci région yi di ko jaay loolu ñu ngi ci am xaalis moo tax ñoom bëgg ñuy tëj Mbeubeuss parce que seen dund bi yëpp foofu lañ ko defee est-ce que état bi tamit amul ci part de responsabilité maanaam toog seetaan mbir mi comme ni nga ko waxee. waaw seetaan bi fii dafa bëri Sénégal yu bëri yoo xam ne dañuy bàyyi ba mu yàqet ñu bëgg ko saafara ba mu day gën a metti gis nga ceeb boobu sax du caa gën a ceeb boo xam ne dañ koy jël di koy yóbbuwaat feneen boo gisee ñi defar ñi yar mbaam ceeb bi ngeen yóbbu foofu dañ koy soxla loolu du Sénégal rek bari na fu nekk ñun sax 2007 defaram naa leen sax benn porcherie boo xam ne ay millions la ak ci yaay bi dugal
donc loolu yëpp pour wane nii rek bërki démb dama ko doon wax ay journaliste wala leen même BDA bii ñun gëstu ñu ci def 1994 lañu def gëstu yi boo demee su institut africain des recherches may jiite di nga fa fekk lu rapport yoo xam ne du BDA mais doo bàyyi gis nga doo bàyyi ne damay xaar ay milliards yu baree processus mbir mi du noonu gis nga la nga am as néew sa budget yow chaque année jëlal 300 millions defar lii 400 millions defar lii 500 millions defar lii ka ngay wuti sax pour mu jàppale la pour nga régler benn boo xam ne attanoo ko bu ñëwee sax na xam ne sa loxo ci biir. waaw danger bi mooy nga parce que man bi may def samay am na gëstu yoo xam ne moo koy def boobu 500 000 tonnes de déchets moo fa doon dem par année 500 000 tonnes de déchets moo fa doon dem par année 2005 bi may commencé équipe bi ak képp xeetu chercheur bi nekk équipe boobu mën naa la lépp loo xalaat ci borom xam-xam lu ci war a intervenir ànd nañ ñoom ci loolu. dama ne 500 000 tonnes que déchets fa nekkoon moom doon chaque année moom lan am tey jii 1 million de tonnes de déchets presque lay am xam nga 500 000 tonnes ak 1 million de tonnes duñu benn. tey jii mën nga jàpp ne ñaata camion fay dem lu mat 300 rotation de camions par jour chaque ñaari minute am na benn camion bu ñëw te rappelle-toi ñun dañ fa am lu bari ñu koy réere mbir Ndakaaru fan la croissance Ndakaaru ci wàllu nit am. banlieue bi pratiquement Kër Massar waay. boobu si Kër Massar ak Malika ñu ko seq première couronne bi mais deuxième couronne bi lan ngay jël Tivaouane Peulh moo nar a gàddu nit ñu bari ñu nar a ñëw ëllëg fa la nar a jëm boo déggee xeexu suuf si Tivaouane Peulh mu koy jël. un danger public hein. donc mais positionnement benn nga xam ni fa la zone d'extension fa la bu ma jëlee première couronne bi rek 300 et quelques mille habitants mu jëlee deuxième couronne bi ñu ngi ci 700 et quelques mille habitants moo ci boole Yeumbeul Nord Yeumbeul Sud boole ci Kër Massar boole ci Mbao boole ci ainsi de suite donc loolu gis nga 2007 2008 boobu amoon na kan 40 ans bi ñuy xayma ñun la fa nekkoon ci mbalit ñu dañ tekk fu ci 40 ans yi c'était 10 millions 11 millions léegi dina ko léegi dama ni léegi pour am 10 millions yooyu soxlawu 40 ans nu nga nga sax kon te am na loo xam ne aussi war na ci bàyyi xel yenn saa da ngay foog ni population yi ñoo yeey parce que li bi ñu yàggee waaj defaraat mbëgg man li ma d'accord tout sama premier principe may wax nit ñi mooy lépp lu yàqu doxalin moo ko yàq am na lu mu yàq wante bu la neexee tey jii ma soppi sama doxalin commencé di ko soppi di saafara mbir yi même saafarawul lépp bu ma xaar ba ni damay am nangami milliards pour defaraat lépp la loi dit on efface tout on recommence n'existe nulle part au monde lépp lu ñu sonal ñun suñu réew bokk na ci loolu tey jii moomee 100 millions am na lu ma war a def ma bës 200 millions li ma leen di wax nii yëpp ay composantes yoo xam ne bu ñu ko doon teg 15 ans après boo ñëwoon gis ma bës di nga xam ni am na massif boo xam ne 10 millions 12 millions de tonnes de déchets Sénégal amagul moyen pour décontaminer ko mën naa am kooku ndimbalu étranger mais di nga xam ne ñun seen doxalin sa fekku na kenn mënu ko dugg nu mu la neexee kon récupérateur yi te dañu am njëriñ ñoo am njëriñ lañ parce que alal bi ñuy génne dina leen njëriñ mais li ñuy dindi ci quantité wu mbalit mi dina tax au lieu nga ni buñ ko bàyyiwoon au lieu mu nekk 10 millions nekk 11 millions de tonnes wante dañ koy organiser loolu yëpp xam nga loolu waruñu woon xaar projet wu 40 milliards pour organiser fii place bi récupérateur war a nekk parce que ñoom contamination bi nekk biir Mbëbës dafa leen di sonal bu ma nee ci soppi doxalin lii yàqu na ci biir Mbëbës ñu am benn zone boo xam ni zone boobu air bu bees la ñu defar ko toppatoo ko bala ñu dugal mbari ci foofu ñu def benn aire de réception xam ne boo récupérateur yi ñëwee liggéey fa ñu institué donc dama ni li ñu mënoon soppi xam nga lu ma ko doon wooyee dama ni mën nañ ko réhabiliter continuer di ko exploiter ba ëllëg buñ ko bëggee tëj mu yomb ci ñun.
ñu dégg ay bëgg Kër Massar de passage man ñu ñëwaat yoo xam ne doon nañ ko génn di lama tout ça dañ ne maanaam ñoom foofu bu ñu nooy côté boobu dafa extraordinaire maanaam ñun mun ñu ko imaginer nekk ay doomu aadama nekk ay sénégalais nekk ba di dund li métti na trop kon Khoudous xam naa ne sujet bi c'est important est-ce que ñun tey Sénégal suñu autorité jox nañ gëdd lii di environnement parce que bu ñu gisee tey environnement réew tugal yi ñoom jamono ji mun nañ ne dafa bokk ci seen politique yaa nga xamante ne dañ ko jox gëdd daal di ko dooleel bu baax a baax mais fii Sénégal est-ce que dooleel nañu lii di environnement maanaam environnementaliste yi ñi di yëngu ci lépp lu ñeel wàllu jaww ji. waaw dama ciy yokkaale parce que ci lancé boobu. waaw mooy que aujourd'hui comme ni mu ko waxee amoon na fii parti xaw ma les verts mun ñoo ñuy xeex affaire environnement mais gis nañ ne que loolu suñu politique yi maanaam fu laaluñu ko joxuñu ko gëddam te alors que loolu moom mooy ñuy aar ñun ñii. waaw xam nga bu njëkk ba ñu foogoon ni environnement pour réewu tugal la ñu am. waaw mais ñi sàmmal seen environnement yëpp environnement bi na feebar de wante bi ñu ko feebar mooy nit ñi seen koom lan ngeen wax yaa ngi fàttaliku bi ñu naan Dakar air bi dafa pollué air pollué lu muy indi maladie respiratoire. maladie respiratoire lu muy indi feebar. feebar bu muy indi kenn du liggéeyati dem seen hôpitaux yi fees te amuñu moyen bu environnement léegi dootul wax ginnaaw suba de. tey jii la lay woon boppam. sa koom sax sa koom daf koy yàq tey jii boo nee demal ci bédaan nga ni pollué na nga jàppal ni même ci poisson yi am na poisson yoo xam ne dañuy am contamination. dëgg la tey jii demal ni àll bi garab amatu fa suuf su baax pour bay sax doo ko amati sa économie sa koom lay détruire environnement day boo ko nasaxalee mu détruire sa koom détruire sa santé détruire sa réew gis nga am na foo xam ne bu ko continuer waxuma sax gis nga affaire waxu taux de croissance yi doole ko waxati parce que bala nga naan da nga fay ne ba demee ba sa air bi ngay noyyi contaminé xam nga am na loo xam ne image yoo xam ne nit ñi war nañ ci bàyyi xel Sénégal kenn daaw fi ñëw gis ay tubaab yi takk ay masque di dox ci tali yi mosul am bu dee ba nit ñi takk ay masque dox tali des na tuuti waa Sénégal seen bopp ñëpp a yore ay masque dox ci tali benn garab am na réew tugal yoo xam ne garab yee nga am dafay yokk ñun garab day gën a wàññeeku contamination lan xool de océan bi plastique yi ci biir océan bi ñu jël ay milliers yu mel ni ay mbëbës nga xam ni day kon yàq suuf si yàq ndox mi c'est normal polluer air bi ba nga xam ni ku fa noyyi keroog maa ngi dégg médecin bi nekkoon fi naa booru district de Kër Massar mu naan fii mu ëpp ay c'est normal foofu ëpp ay maladies respiratoires parce que souvent bu leen yëpp mais tout ce qui est respiratoire mais ay maladies respiratoires yu jéggi dayoo la ñuy am boo jëlee ay Kër Massar Malika ñoom ñëpp fu mu ne nii kenn wératul te délocalisation comme ni ko docteur waxee du solution parce que bu ko jëlee mboobu foofu Kër Massar nga yóbbu ko feneen aussi ñooñu di dund yeneen i jafe-jafe donc dañu xool politique bu baax coach waxtu bi daf ñoo daal di dab docteur Khoudous xam naa dañuy daal di ndax képp waxtaan bi ba beneen incha allah neexoon na trop am na solo docteur ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf maa ngi lay jaajëfal xam naa beneen yoon ñu gën ko. waaw ñu gën ko dugg incha allah voilà Khoudous yow itam ñu ngi lay remercier di la jox rendez-vous semaine prochaine. incha allah di ko remercier xam naa dinañu ko def suite gën cee mën a xóotal parce que am na solo moom mi nga xam ne moom mooy docteur Cissé ingénieur polytechnicien en génie civil environnementaliste. mu nekk itam directeur